effectivement comme ni ñu ko waxee ñaan nañu autorité pour autorisation pour ñëw def sunu sitting pour wax sunu mbébét maanaam li nga xamante ne moo ñu naqari ñu def ko benn yoon ñu nanguwuñ ko maanaam ñu Sénégalais ba tey ñu defaat ko ñu laajtewaat ñu bañ waaye dañu ne suñ la soo yuuxoo ndax métit ñu ne la noppil nga noppi kon yow méttiwul donc bu ñu ko defee ci la parce que li ñu war a wax dafa am solo kon moo tax tamit ñun ñëpp ñu toog ay corporation ñoom li ñuy kaas yëpp dëgg yëngatu ci audiovisuel ay artistes ñu nekk ci art ci théâtre ñoom ñëpp ay rappeurs ay mbalaxmaan ñëpp fi daje tey je pense que loolu moo ëpp solo. ñu dégg ni autorisation bi àttuwul woon ñu dem ba si biir ngeen def ko te amul benn jafe-jafe bi si am. non mënul am jafe-jafe ñun duñu ay agresseurs yorewuñu ay paaka yorewuñu dara loolu ñun lu ñu yore ay micro ay instruments la ñu yore donc bu dëkk bi neexee musiciens ñoo koy neexal. xam nga ñoom ñooy woy bànneex ñoom ñoo fi nekkal nit ñi pour maanaam ñu xaw a fàtte tamit tuuti seen problème seen stress bu ñu amee jafe-jafe tamit musiciens ñoom ñooy taxaw di leen ko waxal donc c'est normal bu ñu jekki-jekkee am tamit lu ñu naqari di topp rek lu ñuy wax rek ministère bi nee na nangam nee na parce que bu ñu wayulee bu ñu génnewulee ay musique bu ñu génnewulee ay clip bu ñu génnewulee ay théâtre dina naqari torop dina dëkk bi sax si boppam li ñuy wax stress bi dina gën a yokk si kaw nit ñi voilà. jafe-jafe yi mi ngi dooree d'abord et avant tout si li nga xamante ne moom mooy moyen fi ñuy exprimer woo concert soirée playback li ñuy woowee ay comment on appelle ça ay showcase yooyu yëpp amatul donc fépp fi nga xamante ne yow en tant que musicien mënoon nga dem foofu pour mun a daan sa doole amatul donc loolu c'est la première des choses ci biir loolu am na ñoo xamante ne dañuy liggéey ci ay boîte de nuit di liggéey ci ay bar par exemple ñoo xamante ne dañuy pare suñu paree soirée bi ñu fay leen même ñoom dañu am difficulté boobu parce que boo liggéeyatul amatoo loo yóbbu sa kër ñu jóge foofu ñu am benn première fois boo xamante ne état bi daf ñu jàppale jox ñu benn kii pour jàppale artistes yi mais ñi ngi ko jox ñu si gën a bëri mi ngi naan suba la tabaski lañ jot seen xaalis ñu jëndee ko xaru tabaski toog rentrée scolaire jot ñu war a yóbbu seen doom yi école ñenn ñi war a fay seen location ñenn ñi war a faju et cetera donc difficulté yooyu yëpp mi ngi tegu suñu kaw ndax rek état bi li mu décidé que tey jii nii léegi ñu ngi mois de décembre kenn du joué ti kenn du demati fenn voilà. il faut que état bi autoriser waat les manifestations maintenant ñu teg ay daan tey artiste ak staffam bi nga xam ne organiser wul manifestation yi ba nit yi respecter geste barrière bu ñu ñëwee fekk fa caaxaan mumbaay du n'importe quoi mais ñooñu. ñu daan leen ñu ne dootuñu joué ti ba corona bi jeex là on va accepter mais doo ñëw rek jël benn décision unilatérale ne dum ci consulter kenn dum ci xool kenn et nga dem sa yoon non. est-ce que tey am ngeen yaakaar ñoom ñu bàyyi leen ngeen wéyal ak seen activité normale. ah j'espère ndax lii ku ko gis de nekkuñu dans la sensation wala la dóor dàqee la kii mais dañu nekk ci loo xam ne injustice la te opinion nationale et internationale baa ngi gis injustice bi. yow journaliste bi lu tax nga am droit liggéey instrumentiste bi amul droit liggéey sa caméraman lu tax mu am droit liggéey instrumentiste bi amul droit liggéey ñoo ngi nii fii ci manifestation ñëpp a ngi takk masque gars yaa ngi respecté geste barrière te soirée du mel nii tu vois soirée ay toogukaay la mën nga def toogukaay de telle sorte nit yi respecté bunt bi mu am gel ci biir mu am kuy wër di distribuer gel ku solul masque ñu génne la ci biti moo gën a yomb a gérer mais tey boo jëloon sa caméra dem ci marché yi gis ñu takkul masque nit yi di saafanto affaire bi fees del et cetera donc injustice boobu noonu opinion baa ngi koy gis et je crois que baaxul ci suñuy autorité baaxul ci suñu économie waaw balaa ñuy yegg ci yenn cas extrêmes yi na gars yi xoolaat seen copie et autoriser waat encore manifestation culturelle merci. ok mu mel ne ñenn ci célébrité maa ngi nuyu Sénégal bi mën a gën a kaasal les jeunes talents yi nga xamante ne jot li ñu bëgg lenn la muy liggéey. kon donc ban wax ngay ñan ñooy célébrité yu mag yi. maanaam ñi nga xamante ne liggéey moo ñuy taral. ñan ñoo nekk au top. dañoo bëgg liggéey. mais ñan la mais est-ce que doo leen dem. ah. liggéey est-ce que yéen itam DJ Awadi booy la ci mesure bari ngeen ko. Dégeti booy la. man booy la mbalax bi doo leen gis ci dara mbalax bi bu courant coupé doo leen gis bu ndox coupé doo leen gis doxu ñaxtu courant. doxu ñaxtu ndox doo leen gis donc tey boo leen gisulee lu tax nga koy laaj c'est tout à fait normal dafa mel ni nga ne géej am na ndox nga teg ñu teg la ay daan
mi internaute de la Dental TV ak la Zone TV comme ni ma leen ko waxee woon sànq rek nee naa képp koo xamante ne rek da nga yëngatu ci culture ñëw nga fii daal di teewe si li nga xamante ne moom moo di marche bi nga xamante ne artistes yi dañ koy amal ñu ngi fi fekk ki nga xamante ne nag moom moo di Pi moom acteur de développement la di yëngatu ci li nga xamante ne moom moo di culture nekk DJ dëgg neexul sa jumeau sax man fekk ma ko ana Pi Pi ngay waxal wala ji laay waxal amee naa leen de ji la waaw ana Pi ñëw la Pi moo ngi si ginnaaw ok donc boo nuyoo téléspectateurs yi safoo Dental TV ba pare donc rassemblement bi nga xam donc rassemblement bi li ko waral mooy lu ñëpp wax artiste lañ animateur lañ DJ lañ donc yoon la ñu teew fii tey mënoon nañ toog suñu gaale na ñoo ngi fayeeku weer bu dee affaire yu demee noonu mais defuñu ko dañuy ñëw jàppale support suñu morom yëpp quoi wone ne franchement gars yi kontaanuñ suñu demee ba bàyyee di ñenn ñi di liggéey nañ bàyyi artiste tamit liggéey école soo demee ba di ko tijji y a des milliers de personnes qui sont là-bas boîte 300 personnes la mën a jël 500 personnes su bëree ba bëri marché boo ëpp nit c'est des milliers de personnes donc nañu bàyyee ñu kii dem laa dem restaurant yi pour jënd coob nii rek ñu ne la waroo gaare pour jënd coob dem mais c'est anormal nañ bàyyi restaurant yi tijji tu vois artiste mois de décembre rek la am pour feeku laa def fucking maani loolu la moo tax artiste yi taxaw nii di ñaxtu décembre ay millions la ñuy laal saa su ne dañuy xëy dem di dóori bu ñu ñëwee def si ñoom voilà ay millions laa lay wax ñu dem nekk mën na nekk njiitu décembre la ñuy tabax kër si la ñuy takk jabar si la ñuy fay seen location yaa ngi comprendre mais teewul dañu fier si lu door a tëggaat maanaam décembre moo nekk mois boo xamante ne maaw bulóolo maaw càkkaay la maaw fayeeku la Mohamed donc génne leen seen location léegi loolu su weesoo en dehors de ça amuñu fu ñuy dem en tant que jeune métti na fi ngeen nekk Sénégal la nekk mais gis nañ ñu bëri ñu ngi job ñu ngi décembre c'est le mois le plus beau pour nous te jàqal ñu ne c'est la naissance du Christ mais ñun war nañ mën a job ci benn affaire ñu tegal ñu mesure yoo xam ne ku ko deful tam ñu jël la nan la yoo bàyyi teg de daan ko Pentecôte tu vois 15 août JMJ Popenguine yow tam xarit nga tabaski nga màggal nga dem ko Touba comme que moom moo ñu jàngaloon yoon mooy nañu jàppale rek ñu dund ak moom ba saa yu fi yàlla ñu jëlee ñu piano voilà loolooy yoon quoi benn instant nii mais pas décembre bi jot rek ñu yokku kaay naan corona lan mooy corona feebar la après soo feebaree ay calmant lañ lay door nga wëraat dégg nañ façon bu ne nit ku ne corona na fi après wëraat. waaw parce que bopp mais du on yéen a qu'à vivre avec cette maladie. bët du yéen waaye xam nga ko attan force de l'ordre yi bu ñu fi ñëwee. gis lu ñu dund moo gën a métti instant yi corona bi. dinañ xam ne ñii caaxaan ko gën a jóg liggéey rek lañ bëgg. te yaakaar naa ne képp ku bëgg liggéey lan moo lenn rek moo war say kilifa au moins ñu teg la loxo jàppale la ñun liggéey rek la ñu wane nañ ne nekkuñu ci naka suñu noonu nekkuñu ci lu war a bàyyi ñu liggéey comme ni ñu bàyyi avocat yi liggéey la ñuy woote xam naa peut-être loolu tax ñoom ñu bàyyi ñu def suñu système di ñaan yàlla buñ fi jógee situation yi déggante wu ñu bàyyi ñu liggéey. non xam nga lépp loo gis ay conséquences la ñuy def tey soo tëjee boîte di tëj resto yi xale yi jeunesse lan la ñuy def ay appartement la ñuy tëji temps yi passé gisoon nga booy ndaw ay 16 ans lan la ñuy def di jouer ay film foofu yàq xale yi au moins nga bàyyi xale yi dem ay boîte moo gën ñuy tëju ay appartement di si def na sudul noonu benn instant yi waaw après day jur yeneen conséquences rek ñenn ñi vidéo yi nga xamante ne ñoo ngi si boîte yi après la ñuy def agressé sàcc da ngay jur ay conséquences chômage yu bëri fi nañ bàyyi gars yi job fayeeku ben merci et one love job bi moo ngi naaj solution bi gouvernement bi am na ko Macky Sall ak ay nguuram ñooñu jox nañ la ko am na benn projet boo xam ne dañu ci liggéey ànd ci ak ay professionnels de la santé ma nga ca écrit noir sur blanc ñu jox ko le ministre de la culture wan ko ne ko am nañu pexe yi wan nañ lañu leen pexe yi et on est prêt à vous accompagner ci ñu may ñu liggéey mais du yoon ñoom bi ñu mbir mi tàmbalee amul kii musicien boo xamante ne tey jëlee sa poche sa doole sa xam-xam xaaroo Macky Sall dara mais da nga ne dañu dimbali Macky Sall ñu def ko te yàlla tax mais derrière ça qu'il soit reconnaissant nañ ñu dellu ascenseur bi xam ne ñun dañ ko taxawu ñaanuñu ko xaalis am nañu xam-xam bi macha allah ndax li nekk ci réew mi dañ ci liggéey donc demuñu fenn fii la ñu toog donc d'une part mënuñu nangu ni ki nga xamante ne dafa nekk ci benn hôtel toog mu fees dell ki nit car rapide yi fees dell ki nit marché yi fees dell ki nit kenn takkul masque ñu leen ñooñu du leen wax dara ñi nga xamante ne tey systématiquement booy xool configuration scénique musicien bu nekk il faut minimum 1 mètre amul benn scène booy gis yu orchestre musicien yëpp danxaloo amul donc dissociation dafa am naturellement ci scène musicien donc côté boobu y a pas de problème maintenant entre nous et le public on n'a jamais vu un concert ou bien un événement où il y a les musiciens ñi public bi ñëw ci kaw scène bi donc amul donc dissociation naturellement dafa am léegi nag boo duggee ci benn salle nga ne musiciens yi génn leen waaye nag ñay consommé nañu toog
te ñoom dañu dànqaloo yenuwul maanaa donc c'est une stigmatisation acharnement la loolu lañ bëgg mu day mu dakk ñu jox ñu liggéey parce que en tant que tey responsable bi yëngu ci wàllu secteur ñoom ñi ngi liggéey bu ñu xëyee ñi ngi liggéey mais ñun liggéeyuñu loolu mooy li am te nag lu mu bon mën ngaa muñ dara ñetti weer wala ñeenti weer mais góor la ay góor la ñu mënuñu leneen c'est des responsables de famille ñooñu tey bu ñu tamee tey ba xiif ba mënatuñ fayee loyer on va se retrouver avec des stars avec des responsables ay créateurs d'entreprise dans la rue en train de tendre la main est-ce que Macky Sall va nous aider tout ce qu'on lui demande c'est que mu bàyyi ñu liggéey loolu la ñu bëgg c'est tout il y a pas autre chose la solution elle est déjà sur la table du ministre de la culture merci beaucoup waaw c'est waaw waaw la solution elle est très simple gis nga dafa am lu ñuy wax le mètre carré ci public tey boo gisee concert bu amee ñun soxluñ di compter nit ñi mais bu ñu xoolee mètre carré bi xam nañu exactement ñaata public moo ci nekk loolu c'est typiquement technique mais léegi bu fekkee ne da nga def ay points d'accord ku ci nekk taxaw mën nañ ko respecter parce que ki nga xamante ne tey par exemple xam nga concert sax dana xaw a jafe ndax mbooloo mi day takku mën na am ay kii de ñu jaxasoo waaye ñun woote wuñu concert ay soirée privée la ñu woote parce que mooy seule façon bi ñu mën a contrôler le public amul kenn suñu tey ko tànn ngeen ko micro bi mu ne non dañu ma bëgg concert ndax concert ñu avant sax coronavirus bi di am mais on avait commencé un concept qui était bien où on gagnait bien notre vie c'est de faire des soirées privées nit ñi fay 15000 waaye léegi bu fekkoon ne fee entrée 1000 francs nga doon def pour 10 000 personnes mais boo defee 15000 am 100 baax na ñun loolu la ñu laaj donc formule la boo xamante ne on peut le gérer qu'on nous laisse travailler c'est tout parce que distanciation boobu noonu c'est déjà organisé bitim réew footballeurs yi on organise des footballs à huis clos waa léegi ñun lu tax fële ñi nga am ay concert à huis clos donc ñun aussi on demande que ça qu'ils nous laissent travailler c'est tout. ok Fada ñu ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi leen di fay di leen ziara bu baax. di leen masta coono. waaw coono gi bëri na coono gi weesu na léegi juróom-ñeenti weer ñu dëkkee coono weesu na juróom-ñeenti weer waxuma nag ngir sama bopp damay wax ngir sama doomi ndey yi nga xamante ne ñenn ñi dañuy ngi fëgg buntoo bunt di ñaan ñenn ñi dañuy jéem a convertir ut leneen lu ñu def ñeneen ñi dañu torox wala boog seen dignité ñàkk nañ ko man ñoo tax may wax tey décision bi ñu jël nekk artistes yi bu ñu joué mooy nañu rey art Sénégal boo reyee art rey nga ay milliers de jeunes parce que art bi boo jëlee li ma doon wax léegi mooy boo jëlee 12 artistes environ 1000 personnes ñoo nekk seen ginnaaw 1000 personnes yooyu bu leen kenn sacrifié dañoo am ay njaboot dañoo am ay xale yu nekk école ñu war a fay seen école war nañu feebar war a mun a faju donc comme mënuñu politique dem di topp kenn ngir mu jox ñu xaalis dem di topp kenn di ko saraxu comme suñu dignité dong la ñu am waayoo yàlla nañ ñu bàyyeeg suñu dignité nañ ñu bàyyeeg suñu dignité ñun ñooy régulateur u tension wu dëkk bi saa yu amee tension artistes yi ñooy way nit ñi bég ñenn ñi fàtte seen naqar dëkk bi bëri na naqar ñun ñooy réguler naqar yi nañ ñu bàyyi ñu réguler naqar yi parce que luy raam lu ne ca ñag ba la jëm donc dañuy ñaan nguur gi jël nañ décision xëy na dañu yaakaaroon ni ñi ngi sàmm bi ñuy jël décision bi waaye fi mu nekk di sàmmatuñu ñi ngi sànq donc nañu xam ne artistes yi ce sont des responsables avec une expérience internationale xam nañ li xew ci àddina bi nous président bi waxoon na dara nee na on va apprendre à vivre avec le virus artistes yi xam nañ naka la ñuy vivre avec le virus xam nañ naka mën nañu organiser des concerts en respectant les mesures barrières ñii toog wala ñu respecter distance yi wala ñu toog ñi nga xamante ne ñoo toog képp ku jug taxaw képp ku taxaw di circuler nga sol sa masque képp ku toog mu dal ñaaxee nga subbi sa masque en respectant les distanciations mooy li may suggéré nguur gi def naa ko ci ay réew def naa ko Antilles def naa ko France def naa ko yeneen réew ñi xam culture bi nañu wax ak nguur gi wax lañ ne ko ñun mën nañ ko ñun xam nañ naka la ñuy def ba virus bi wàññeeku même dans le milieu bu mu mën ci doon donc nañu jox baat ñi nga xamante ne mën nañu wax askan bi déggu leen parce que jamono bi ñu toll ñu déglu artistes yi ñiy déglu artistes yi moo ëpp ñuy déglu président kon ay porteurs de voix lañu ñu ñooy ambassadeur u Sénégal ñu ñooy ambassadeur u
jàmmu Sénégal nañu delloo suñu dignité ñaan xajuñu ci ñaan xajuñu ci politique nañu bàyyi suñu dignité ñu continuer jouer notre rôle de régulateur du pays. ok nañoo jàpp ndax maanaam ndaje bi nga xamante ni woote ngeen ko tey solution la. waaw solution la lii dafa kawe manifestation bi kenn sànniwul xeer kenn deful trouble à l'ordre public kenn saagawul kenn tooñul nit ñaa ngi sol seen masque respecté mesures barrières yi kon nag jaraw la ko artiste Sénégal parce que ñun ñooy conscience dëkk bi ça c'est une conscience benn conscience boo xamante ne dafay bouger la nañu dooleel ñi fi nekk jox leen jumtukaay yi nga xamante ne mooy tax du ñu jël gaal mooy tax du ñu changer nationalité réew dem nañ fa proposé nañu sax yeneen nationalité jëluñu ko nañ ñu bàyyi ñu liggéey ci suñu réew loolu rek la ñuy ñaan wasalaam. Malal ñu ngi lay nuyu di la ziar di la kontaane bu baax a baax. jaajëf tey. ok suñ la fekkee fii duñ la laaj lan nga fi wut parce que acteur de développement di yëngatu ci culture nekk rappeur en même temps di defaale ay émission fa li nga xamante ne moom moo di TFM lépp culture la. depuis 10 mois ñu tëj li nga xamante ne moom moo di boîte yi manifestation pour ñi nga xamante ne dañuy yëngatu ci musique art mu xaw a metti ci ñoom parce que ci am na ci ñoo xamante ne xëy na deretu gor mu ngi taw ci seen yaram du ñu dem ci kenn di la tàllal loxo te musique amuñu lu dul art pour mën ci dund kon donc naka nga jàngatee loolu. waaw taxawaay bu war la te xëy na taxawaay bi waroon nañ ko def bu yàgg mais xëy na moment bii nii la ko gars yi décidé di d'abord féliciter ñi initier affaire bi artistes yi dañu war a taxaw parce que effectivement booy woy métier la booy guitare métier la booy tëgg sabar métier la et puis musique wala sax art dafa bëri ay métiers yu nekk ci ginnaaw woykat bi rek ci boppam benn Wally Seck buy concert dina liggéey loolu tolloog ay juróom fukki nit ci ginnaaw ci wàllu communication ci wàllu régie son ci wàllu lumière ci wàllu leneen ak leneen donc en fait bu ñu tëjee affaire yi na artistes yi mënatuñu jouer mënatuñu exprimer wu su boobaa dañuy yóbbu les artistes au chômage te loolu dafay indi ay jeexital yu xaw a doy waar ci seen dund ci seen doxalin donc li ci war mooy effectivement artistes yi taxawal seen bopp donc ndimbal yi ñuy wax ndimbal baax na mais tant que gars yi ñu ngi am possibilité di mën a dundal seen bopp au lieu que état di yëkkati di leen jox ñu bàyyi gars yi liggéey amal seen bopp effectivement mu yombalal état parce que à chaque fois wàllu ndimbal bu ñëwee kii danaan am naa kii na amuma coow li jóg donc yooyu il faut que ñu koy éviter leneen li ci ëpp solo mooy munoo ne nit ñi dañuy julli ci juma nit ñi dañuy dem ci jàkka yi di julli ñu ngi ci transport yi ñu ngi ci école yi effectivement donc pour man il faut que ñu waxtaan ci naka la ñuy tegee ay loi yoo xamante ne dañuy encadrer affaire bi nit ñi respecter les gestes barrières buñ ne salle bi 500 personnes la doon jël ñu ne léegi xaaj nañ ko ci digg bi mën nay jël 250 personnes ku ko respecté wul yoon tegu sa kaw mais nañ bàyyi gars yi ñu job parce que gars yi soxla nañ ko au delà de xaalis bi wala dund bi art dafa baax ci réew parce que dafay wàññi tension sociale boo déggee benn grand seka wooy benn affaire boo meroon mën nga kontaan sa xama day wàññi tension nit ñi dañu soxla art pour dund dañu soxla di seetaan saa neex dañu soxla di déglu pulo dañu soxla di déglu malal pour dellu si waat ci ay affaire waaw waaw mais en fait ñun ay légaliste lañ mooy bind jaarale donte effectivement manifestation bu tey bi autorisé wuñ ko mais jaaxal nañu sax lu tax ba nii waaw li ñu gën a xalaat mooy effectivement nguur war na bàyyi xel te bàyyi xel bi muy bàyyi xel ak décision yi muy jël mu ngi dépendre ci taxawaay bi artistes yi di am artistes yi bu ñu amul taxawaay dégg naa am na suñu mbokk yenn artistes yu dem ci rajo yi naan noo ñun bokkuñu ci xeex bi et cetera loolu yëfu ñàkk fayda la yëfu irresponsable parce que xeex bi du xeex ak nguur xeex la pour ñu delloo ñu suñu àq ak suñu yelleef loolu ci jàmm bu baax maa si jàmm alhamdulilah. waaw tey donc lan moo waraloon sa teewaay fii tur bi naka la. waaw Mbaye Bass la di artiste chanteur dëkk Pikine Riris tëli bu mag Gazelle tëli bees teewul fi daal artiste yi daal teew fi tamit teew fi ak xol bu jeex tamit waaw.
xol bi jeex lañ fi téye parce que tamit mënoo téye nit ki 10 mois tey waxuma la sax artiste mais tey population Sénégal ñi nga xamante ni waxuma ñëpp mais ñi gëm musique bëgg ko ñu yàgg taxaw concert en live gratuit man def naa 7 concerts en live maye ko avec la Soboa ñu def ko gratuit kon tey mélomane yëpp dañ fi waroon teew mais nag man li ma gën a metti du problème quoi Macky Sall président la moo jiite réew mi moom ñaan rek lañ ko mën a def parce que tamit yàlla moo dogal mu jiite réew mi mais ku ci mel ni tey Dame Sène warul toog Zik FM naan dew ma dem lu ma am nga ci droit mais am na loo am bu ko ci wax. ay kon lu tax nguur gi buñ leen lu fekk si wut ci li ngeen bëgg mu mel na ñàkk jubóo bi nekk ci seen biir waneel na ko tey ji parce que ñi nga xamante ne ñoom ñoo waroon gën a mën a ñëw xeexal leen teewuñu fi tamit. waaw non loolu dëgg la ñàkk jubóo mais tamit xam nga ñàkk jubóo am na même boo ñëwul toogal mais ku ci mel ni Saliou Khoulé warul toog naan demlu ma lif yaa nga fa warul ko kaf du kaf li nga am musique la ko jox ci kàttanu yàlla Dame Sène artiste la boo duggee avion musique la dëgg dafa neexul Mame Goor Diazaka dafa war a ñëw Youssou maa jigéen Ndour ñëpp a ñëw mais ñooñu ñeen ay Youssou ak ñooñu kenn waxu ci dara ñoom toog nañ seen toog xëy na am nañ yéene ñi ngi ci jàpp mais ku ci mel ne Dame Sène ñëwoo toogal sa ruq bu ci wax lu ñaaw Xaadim Xulle noonu man loolu moo ma metti mooy loo xamante dafa ne sama xol bi dafa metti mais nag ñàkk yàllaay buur am yàllaay buur ñun artiste lañ ba géej gi far te loolu la ñu yàlla dogal ci ñun état bi nag dañ koy ñaan lu mu mës a woote moom Macky Sall ñëw nañ taxaw si am yéene ci moom bëgg ko jàppale ko dañ koy ñaan waaw ay porte de voix lañ man mii di wax ak yow dugg naa single fay sama xaalis def single barke Rasulullaay mi ngi ci net bi ma def ko def son ñëpp di ko béggee ma publier ko ni la gëm loo leen corona bi kon bu demee ba toll fii marché yaa ngi fees tata yaa ngi fees ngir yàlla nañu dimbali ñu génn nit ñi mënuñu ñaan man mi di wax ak yow damay defaale commerce mais musique laa bëgg sama xol nañu bàyyi affaire yi ñuy jouer xam nga gëm yàlla quoi xam ne yàlla mu dafa ni woon nañ doxantoog virus bi président loolu la waxoon yow yaa ko waxoon mais tamit bañu ñu doxantoog virus bi ñu tijji grand théâtre gars yi jouer Sénégal jëm kanam ma artistes yëpp na ñëpp Sénégal yëpp ñoo jàppale artistes yi dëgg neexul loolu rek tey moo ñu sax mais ñëw ñu pour saaga ñëw ñu pour xaste mais daal ku xas musique ñu xas la ku song musique ñu song la amuñu lu dul suñu musique président de la République yaa ngi ñu dégg ñaan nag la ñu am yaay suñu président ak respect loo mës a woote artiste taxaw na ci waaw fair play tey artiste yoo wayal nañ la ba nga falu mais ngir yàlla falal artistes yi ci kàttanu yàlla merci loolu laa amul lu may wax